asalaamaaleykum mbokki Mbour asalaamaaleykum yéen ñi safo di seetaan Widish Vision tey ngeen ànd ak ñun ci seen plateau spécial ñu dalal fi ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Mbour Justice donc balaa ñuy xuus ci li nga xamante ne moom mooy émission bi dañ leen di bayagum rek ñu defagum li nga xamante ne ni moom mooy présentation pour ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo safo di seetaan Widish Vision ñu mën a xam ñan ñooy invité yi toog tey fii nii. asalaamaaleykum waa Mbour asalaamaaleykum waa Sénégal man la Abou Ndiaye bokk ci mouvement bu ñuy wax Mbour Justice ñëwoon fi tey pour waxtaan ak waa Widish vraiment di kontaan ci invitation bi trop puisque Widish ay jeunes ñoo ko initié ñoo ko yor dañuy kontaan ñoom di leen ñaanal aussi bépp projet bu ñu am rek yàlla la ci sunu borom teg loxo mu dem ci kanam ak kanam encore une fois di nuyu képp kuy Sénégal képp kuy sénégalais aussi nekk foo mën a nekk ci àdduna bi rek ñu ngi lay jox loxo di la jox sa wàccuwaay bu baax jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup Abou présentation bi leer na je crois que ne ñi seetaan li nga xamante ne moom mooy émission bi comprendre nañ xam nañ ñi nga xamante ne ñoom lañu invité tey fi nga xamante ne moom mooy ci plateau bi spécial bi donc tey li ma bëggoon a laaj mooy est-ce que tey jii mën nga xamal li nga xamante ne moom mooy askanu Mbour li nga xamante ne moom mooy Mbour Justice mouvement bi tey Mbour Justice en quelque sorte tey boo doon expliquer tey présentation Mbour Justice tey lan ngay wax tey population Mbour pour ñu mën a comprendre en vrai dire lan mooy Mbour Justice. waaw jërëjëf bon Mbour Justice nag benn mouvement de jeunes la bu nga xamante ne créé nañ ko depuis 2013 bon li tax ñu créé ko laay njëkk wax ba pare parce que nekkul loo xam ne ci benn koñ la jógee wala ay nit yu bokk benn secteur ñoo ko créé benn moo la boo xamante ne dafa jógee ci jeunesse mbouroise bi yëpp mooy que ñun ñëpp sentiroon nañ ne Mbour va mal Mbour doxul ci benn côté ñu xool ne est-ce que ñun nag dañoo war a toog nekk ay téléspectateurs de seetaan wala di subir li nga xamante ne ñu ngi koy dund yëpp est-ce que koo ci laaj rek boo ko ne est-ce que dañoo war a def lii rek réponse bi mooy non non mooy que nag dañoo war a jóg jàkkaarloo ko ñi nga xamante ne ñooy gouverner ñi nga xamante ne ñooy yor Mbour di ko jéem a doxal te ñëwoon si ñun ak jeunesse bi yëpp ne leen bu ngeen ma joxee Mbour dinaa ko jëlee fii yóbbu ko fii malheureusement gisuñu loolu ay at gisuñu ko ñu ne nag ñun aussi war nañoo jóg indi suñu participation pour Mbour mën a dem ci kanam pour Mbour nekk Mbour bi nga xamante ne boo nekkee feneen ni nga koy déggee boo ñëwee Mbour nga gis ko ndax olof Njaay nañ ne lu waay di wuyoo da koy nuroo bu ñëwee Mbour mooy 3e ville économique du Sénégal mais boo ñëwee Mbour yow da ngay jaaxal da ngay yaakaar ne ci benn village bu mag a mag nga nekk donc loolu moo tax ay jeunes depuis 2013 yu jóg ànd manko boo ko ndey boo ko bàyyi fexe jëlee Mbour ci fi mu nekk jëm ko yóbbu feneen loolu moo tax a jóg Mbour Justice bi ñu ko defee nag fexe woon nañ tous les 27 quartiers yi nga xamante ne ñoo nekk Mbour ñu am fa ay représentant de ce fait que ku ci nekk boo jógee ci quartier bi ngay jógee da ngay indi njàmbatu waa quartier boobu ci noonu lañ mën a liggéeyee bi ci gën a ëpp solo nag mooy jàkkaarloo ki nga xamante ne moom lañ dénk Mbour pour mu soqali ko mooy le maire Fallou Sylla nga xam ne moom lañ jox Mbour mu yor ko 10 ans gisuñ ci benn changement mag ñi nga xamante ne dañoo deewoon sax il y a 10 ans si ginnaaw ku ci dekkiwaat da ngay mën a dox ba egg sa kër parce que amul dara lu changé ci dëkk bi ñu ne nag en tant que ay jeune est-ce que dañoo war a toog rek croiser les bras réponse bi yëpp jeune boo gis dalee naan boo demee buntu kër Fallou Sylla boo laajee ab jeune loolu la vraiment Mbour doxul mais du ñu yem ci Mbour doxul rek ci lañ jóg nag créer initiative pour le développement de Mbour di ko yaatal nag ci gox-goxaat yi quartier bu nekk ñu am fay représentant di woote ay réunion di sensibiliser jeunes yi di jéem a tàggat ndaw ñi ñu nangoo liggéey ñu tàggat ndaw ñi ci ñu am ngor ñu tàggat ndaw ñi ci ñu bañ a saltel dëkk bi c'est vrai que set setal baax na mais ñun Mbour Justice ànduñu sax ci gars yi di set setal li ñu ànd mooy ñu bañ a tilimal dëkk bi donc maire am na lu ko war mu def ko ñun aussi en tant que ay jeunes en tant que ay population bu dëkk Mbour li ñu war en tant que ay Mbourois aussi ñu jëm ko def donc loolu lañ taxawalee Mbour Justice loolu moo tax ñu taxawal Mbour Justice depuis 2013. merci beaucoup Abdou je crois que ne affaire bi leer na ci li nga expliqué noonu donc tey jii ma bëggoon a xam est-ce que Mbour Justice tey jii c'est-à-dire composante est-ce que Mbour Justice par exemple les adhérents yi tey jii tey bu ñu doon xool membre tey ci xayma ñaata lañ toll tey xayma boo doon expliqué tey ñi si taan ok donc am nañ ay groupe WhatsApp yoo xamante ne mu ngi dox mais groupe bu nekk boo xoolee li mu jël ci ay membres sax ki mënu la ko wax mais bu ñu ko estimé ñi nga xamante ne adhéré nañ ñu leen di gis bu ñu laajee cotisation ñu cotiser dinañ mot plus que 237 personnes yoo xamante ne moom loolu lañ ko mën a à peu près am na nag ay membres yoo xamante ne ñii dañuy nekk ay étudiants wala ñiy nekk voyager mais physiquement duñu teew mais am na ñoo xamante ne bu ñu leen soxlaa minimum dinañ am 237 personnes yoo xamante ne leer nañu ñu ngi seen fiche d'engagement signé nañ adhéré nekk ay membres Mbour Justice loolu moom c'est sûr. est-ce que tey par exemple tey jii su ma la doon laaj tey ci xayma est-ce que am ngeen lu mot plus de 200 jeunes yoo xamante ne adhéré nañ ci nga xamante ne moom mooy mouvement 237 laa la xam nga 200 nga wax 237 jeunes yoo xamante ne am nañ fiche d'engagement boo xamante ne mun nañ koo génnee won la ku ci nekk kii ni la tudd turam numéro téléphone numéro carte d'identité ak lépp mu ngi ci ak signature am yoo xam ne dañoo engagé wu ne man engagé wu naa pour nekk élément Mbour Justice 237 yu wóor yoo xamante ne bu ñu leen soxla woon léegi ñu am leen am na ay jeunes yoo xamante ne suñuy morom lañ ñoo bokk benn koñ
mais ñoom bokkuñu Mbour du Sud dañoo dem bokki APR wala nekk dem bokk PDS dem bokki ci Diagne Fada ku ci nekk am nga fu la neex nga bokk fa ñun dañoo woote en tant que ay jeunes politique guñu ku sentir politique nga dem politique mais ku sentir sa bopp ne sentir nga ne Mbour va mal ñu ngi lay woo nga ñëw bokk Mbour du Sud donc amul mécanicien amul menuisier amul kuy dem géej amul dara ñun ay jeunes lañ Mbour moo ñu tax a jóg képp ku Mbour ñor nag ñëwoon nga ànd ak ñun si liggéey bi. d'accord merci beaucoup Abdou donc mu am ci benn kii bu ma bëggoon a xuus mooy tey par exemple tey ji Auchan dégage tey ji par exemple combat Mbour justice tey ci li nga xamante ne moom mooy Auchan dégage tey lan nga mën a expliquer tey population de Mbour pour ñu mën a xam ci combat bi nga xamante ne yéen nga doon mën a ci Auchan bi nga xamante ne ñu ngi ko installé fii. ok affaire Auchan bi ku dégg Auchan di nga ci da ngay xalaat Mbour justice automatiquement da ngay xalaat Mbour justice Mbour justice ñëpp koy bàyyi xel autorité yeeg ñëpp ku ciy def loo xamante ne lu jubadi la wala dara sax da ngay xalaat Mbour justice te loolu lu ñu liggéey la ci biir dëkk bi donc Auchan bu mu ñëwee ki ko fi indi président conseil départemental Saliou Samba bi ñu déggee projet bi ñun bokkoon nañ si ñu doon défendre projet bi parce que bu ñu nee Mbour dinañ ci jël 200 jeunes ñu liggéey ci Auchan bi dañ ciy kontaan bu ñu nee Auchan dinañ tabaxal benn esplanade bu rafet dañ ciy kontaan bu ñu nee Auchan dina jël entretien wu stade bu mag bi Caroline Faye dina ko jël changer pelouse bi changer lampe yi loolu ñun dañ ciy kontaan dina jël pouponnière bi en charge ñun dañ ciy kontaan ñu ne Auchan dina tabaxal Mbour benn centre culturel boo xamante ne plus de 100 millions la ñun loolu dañ ciy kontaan mais li ñu joteeg ñoom xam nga lan la mooy respecté wuñ engagement yooyu ñun bokkuñu si ñu doon wax Auchan dégage mais dañu doon wax nañu Auchan na respecté ay engagement yi dem nañ ci le préfet dem nañ ci commissariat dem nañ ci fu nekk daj nañ ci coono bu nekk mais suñu xeex bi yëpp mooy ñu respecté ay engagement yi parce que boo amee autorité yoo xamante ne amuñu xam-xam amuñu vision ragaluñu yàlla lu ñu wax ak askan wi duñ ko def donc loolu moo nekkoon suñu problème ak ñoom ñun amuñu woon problème ak Auchan de mais ñi nga xamante ne ñoo nekkoon suñu interlocuteur entre Auchan ak askan wi ñooñu doon nax mooy Saliou Samb ak le maire Fallou Sylla ñooñu doon nax Auchan joxe na 100 millions mais lekk nañ ko boo demee centre culturel bi nga xamante ne moo ne ci mairie bi mais centre culturel bi bu mu demee ba fu mu toll nii dafa am ay problème yoo xamante ne ñoom yaakaar nañ ñun xamuñu ko mais xam nañ li ci nekk yëpp 100 millions yi le maire encaissé na ko mais ba léegi nii demul fenn chantier yaa ngi taxaw boo xoolee esplanade bi nga xamante ne moom la ñu waxoon moom la ñu tabax ci buntu Auchan bi mais boo fa demee nga xool daanaka loolu Auchan la ñuy liggéeyal pour mu gën a rafet parce que boo xoolee couleur Auchan moom la ñu wëralee ci balaa ngaa jot tali bi moom la ñu wërale foofu defar ay lampe yoo xamante ne lépp rek pour Auchan gën a am visibilité mais defaruñ ko pour askan wi bu ñu jógee foofu ñu ne dañoo jël suñu place publique bi jaay ko parce que Auchan mu ñuy defaral place publique mais Auchan li muy defar fii koo xool xam ne du place publique quoi suñu problème ñun ak waa Auchan wala ñun ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon suñuy interlocuteur entre Auchan ak askan wi ñooñu ñoo waxul dëgg Saliou Samb li mu waxoon def ko protocole d'accord bi dañu waxoon dinañ ko génne wala ñu publier ko mburuwaay gis ko amul benn mburuwaay bu la mën a wax tey lii moo xew ci Auchan bi ak lii moo tax Auchan dugg fi amul benn jeune xanaa nga faral Saliou Samb wala nga faral Fallou Sylla nga wax la neex mais booy seet yàlla rek di nga xamante ne projet Auchan bi amul dara lu si jub dara leeru si dara jubu si donc mooy li ma wax rek njiit yoo xamante ne amuñu xam-xam amuñu vision te ragaluñu yàlla donc lu ñëw seen poche lu ñëw ci alal war a dugg ci Mbour donc ci seen poche lay dugg loolu moo nekkoon suñu problème ak ñoom problème bi ñu ci jànkonteel mooy bi ñuy le maire Fallou Sylla dafa toog rajo mu ne Auchan du ubbi ay buntam tant que li mu respecté Mbour waaye defu ko moom moo ko wax ñu ngi enregistrement ci rajo la ko waxee premier jour bi Auchan li tij ñun dañoo jóg ne Auchan du tijji ay buntam dem foofu mais Sénégal nu mu demee da ngay ñëw taxaw gars yi ñëw fekk la patamee la tas sa yaram dóor la jël la yóbbu la commissariat jour bu ñuy wax yow commissariat lañ fanaan donc loolu noonu mu lay wane ñun Mbour moo ñu jaral su fekkee ñun suñu intérêt personnel kese moo ñu tax a jóg defe naa suñu mouvement bi tas na bu yàgg mais mouvement de jeune boo xamante def na 5 ans ci ren musuñoo dégg ñu xuloo musuñoo dégg ci saaga musuñoo xuloo ci xaalis wala dara xaalis duñu boole jigéen duñu boole mais autorités yi nga xamante ne ñoo fi nekk te ñu bu ñu amee loo xamante ne dafa war a dugg ci Mbour duñ ko sànni ci dëkk bi dañ koy teg ci loxo président conseil départemental wala ñu teg ko ci loxo la maire mais ñooñu ñoo jubul. tey jii toujours ak ci cadre Auchan bi tey jii Auchan installé wu na mu ngi def li nga xamante ne ni moom mooy yëngu ci nga xam ne sur le côté commercial par exemple tey seen interlocuteurs yooyu tey jii defuñ li nga xamante ne moom moo leen war léegi tey jii en tant que jeune en tant que tamit waa Mbour justice est-ce que amu leen yeneen possibilité yoo xamante ne maanaam di dem au niveau supérieur pour mun a kaas li nga xamante ne ni moom mooy seen doléance. bon ñu ngi si xam nga ku nekk dafa am fu sa dooleem soo tollee ci wax da ngay wax soo tollee ci jëf nga jëf peut-être ñoom dañ leen a fal te mburuwaay ñoo leen fal donc dañuy toll foo xamante ne naan ñun kat war nañoo changer maire nan la ñuy def ba sunu maire bi nga xamante ne liggéeyul dara 10 ans zéro ñu jëlee ko fi donc instant dañoo toll ci di alerter population bi di leen wax dafa am ñoo xam ñoo war a jëf am ñoo xam dañoo war a wax ñun dañoo toll ci moom wax dañoo war a di dénoncer lépp luy injustice boo xamante ne mburuwaay ñu ngi koy subir rek ñun waa Mbour si dañoo jóg
pour di ko wax di ko dénoncer mais fu ñuy jëfaatee mu ngi mel ni nga fal Macky Sall benn 7 ans wala benn 5 ans li nga mën mooy bu defee lu ñaaw rek nga dénoncer ko mënoo ci moom dara da ngay dénoncer nit ñu xam ne nag njiit du ñu am motuñu njiit ñu xam ne maire bi ñu am motul maire président conseil départemental bi ñu am motu ko donc loolu nag dañuy xaar ba élection ñëw bu ñu fa war a jëlee ñu jëlee leen fii donc loolu rek la. ci li ma bëgg a xuusaat mooy le jardin public tey jii boo xoolee tey ñu ne jardin public bi dañ ko jël tey déménage bi tey lan ngeen di wax tey ci mbiru jardin public moo xam ne nekkoon na seen combat tamit comme Auchan bi ngeen koy defee lan ngeen di wax ci loolu. bon comme li ma wax léegi xaw naa cee brosse léegi parce que ñun moom Mbour lépp loo laal te mbuurwaay bokk ko moom day leer wala ñu alerter mbuurwaay wax leen ne kat kii mu ngi koy sàcc bu ñu mënta jàpp sàcc bi sax dinañ ko yuuxoo ne wuub sàcc yooyu nit ñi xam ne kee di daw sàcc la même bu ñu ko jàppul sax mais nañ xam ne rek def nañ ko ñun bi ñu déggee ne le maire dafa am projet ci place publique bi dañ faa def seetal bu mag dem ci moom ne ko parce que liñ naan soo bëggee rey sa xaj da nga ko jiñ ne xaj bi kat dafa ràmm indil ko problème place publique bi dañoo xool benn moment ñun ñu gis ne ñu ngi koy abandonné kenn defatu fa dara kenn toppatootu ko kenn defu ko dara ñu ngi koy bàyyi ñu ngi fay tuur mbalit ñu ngi fay saw góor jigéen yaa ngi fay nekk sàcc yi ñu ngi fay daje parce que ñoom ñoo ko abandonné ñun bu ñu sañoon dañu am place publique boo xamante ne bu set bu rafet boo xamante ne kenn du fa tuur mbalit bi ñu fa defee set setal bi ñu pare dañoo dem ci maire ne ko maire place publique bi ñun mbuurwaay ñun ñoo ko moom li ñu bëgg mooy ASP yi toog fi di naan ataaya nga jël fa ñaar au moins ñu dem gérer ñu place publique ba de ce fait que ku fa bëgg a tuur mbalit wala ku fa bëgg a saw wala ay gurtu ñu fa bëgg a toog bu ñu gisee ña fa nekk danañ ragal parce que ñun sénégalais yi noonu lañ mel fekk yaa ngi gis alkaati bi moom boo gisee chauffeur buy dawal sax bu jibee policier bi da nga gis mu wàcc xëcc ceinture am téye ko ni borom bay policier mu ajaat ko noonu lañ mel ñu ne ko ñu proposé ko loo xam nga loolu proposition la donc su defoon loolu place publique bi du salte dégg naa ko fan yële maire bi mu ne ku xool place publique bi xam ne nekk dul place publique parce que rey nañ fa sax koo xamante benn jeune lañ fa rey fan yee mais loolu seen ñàkk jom la parce que mënuñoo nekk autorité police bi ak place publique bi même pas 1 kilomètre ñu ne foofu dafa am insécurité moo tax ñu jëlee fa place publique bi mooy li ma wax rek dañ ko bëggoon a jaay moo tax ñu abandonné ko mooy bàyyi fa ñu fay këpp mbalit di fa saw ba benn mburu bëgg du faa dem léegi bu ñu jógee di ko jaay sax da ngay jëkku naan waaye liñ fiy def nii de moo gën li fa nekkoon te comprendre uñu ne loolu dil la boo xamante ne maire bi ci boppam moo ko def en personne pour abandonner place publique bi pour ñu mën koo jaay mais ñun tamit en tant que ay mbuur bi ñu ko déggee du woon sax mbuur si kese ak bépp association bu nekkoon mbuur te bëgg dëgg rek ñëwoon nga ci combat boobu nekk si pour maire bañ koo jaay mais demoon nañ ba fi suñu doole yem ñu ngi si mais am na beneen procédure boo xamante ne wax nga ko léegi sa biir kàddu ñu ngi si maanaam mbir mi dañ koy yóbbu ci yoon bàyyiwuñ ko de place publique boobu bàyyiwuñ ko tey bàyyiwuñ ko ëllëg dañ ko topp fi ñu ko war a toppee parce que day am loo xamante ne da ngay dem ba fi nga yem rek soo fa même boo amul rek sax nga xam ne la la war yow def nga ko def sa warugal weesuur nga béy sa waar te ñun ñu ngi béy suñu waar ci mbuur te place publique bi bu ñu yaakaar ne comme liggéey bi gis nañ ko ñu ngi koy tabax bi ñu fa mooy li ma la wax ci côté Auchan bi rek bés boo jógee pour dem rek dañ la fay fekk ramasser la yóbbu la place publique ba bañ fa demee ne du fi am dañoo jàppaat rek yóbbuwaat ñu commissariat donc ci lancé boobu lañ nekk mais fu mu toll nii may waxee yow nii dossier bi ñu ngi koy topp jël nañ suñu ay avocat te incha allah fi yoo ki diir di ngeen xam ne dossier place publique bi Mbour justice mu ngi ci. le centre culturel mooy centre culturel bu Mbour tey jii lan moo ci seen gis-gis la ngeen ci xalaat parce que boo xoolee tey centre culturel bi presque mun nañ defoon nañ li nga xamante ne moom mooy démarrage travaux mu jékki-jékki arrêté léegi tey waa Mbour justice tey lan moo ci seen gis-gis tamit ak seen combat. mais ñun duñu ay musicien man du ma acteur culturel mbalaxuma rabuma defuma benn affaire boo xamante ne wàllum culture la jëm mais ñun suñu jógee suñu mouvement bi di xeex pour Mbour am centre culturel les rappeurs dañu waroon a jóg à chaque fois dama koy wax boo demee yeneen dëkk yëpp rappeurs yi ñooy taxawaay bi Mbour si am rappeurs yi ñoo koy am ci yenn gox-goxaat yi boo gisee boo demee Kaolack waa kër gi ñu ngi représenté nga dem ay Géejawaay gis fa ay Malaltaan ñoo xamante dañoo taxaw Mbour quoi du xaalis bi ngay am rek moo ëpp solo mais li ëpp solo mooy bi nga ci tollee yow xeexal nga sa gox kon affaire centre culturel bi dama ciy profité wax rappeurs yi artistes yi nga xam ne ñoo nekk Mbour ñu nekk ay kaddu Mbour parce que man sama kaddu fu mu mën a egg kaddu Akhlou Brick moo koy gën a sori sama kaddu fu mu mën a egg kaddu Dev bu rab correction moo ko gën a sori sama kaddu fu mu mën a egg kaddu xel-xel moo ko gën a sori ak Gora ak ñeneen rappeurs yi nga xamante ne ñoo fi nekk donc ñun dañuy ñaan rappeurs yi nga xamante ne ñoo fi nekk centre culturel bi seen mbir la ñu ñëw jël ko def ko seen i bopp quoi xaalis bi dañ koo lekk Auchan def na ci 50 millions defaat beneen 50 millions mais boo gisee travaux yi ba léegi demul dikku fa ñu yemoon fan la est-ce que sax centre culturel la parce que boo ñëwee ay poteaux lañ ko fay gis Mbourwaay ñu ngi koy romb mais liggéeyantewuñ ko sax ñun ñoo ciy nekk di kaas di wax di waxaat mais ñu ngi ciy invité Mbourwaay bi ñëw ñun xam nañu centre culturel bi bu desee ci Fallou Sylla kese du ko defar loolu leer nañu xaalis bi dóor nañ ko yàgg na
comprendre nga léegi nag jeunes yi rek ñoo war a yeewu de artiste acteur culturel rappeurs yi ñaata rappeurs ñoo nekk biir Mbour bu ñu taxawoon tey ñoom ñëpp def seen point de presse ne xaalis bi xaalisu Mbour la parce que xaalis bi jógewul ci budget maire bi de xaalis bi Auchan suñu suuf lañ ko jaay suufu Mbour lañ ko jox en échange mën nañu dinaa leen tabaxal centre culturel mais yaakaar ni centre culturel boobu bu ñu toogee presque 1 an gisuñu ko mais acteur culturel yi ñoom nañ taxaw ne ah ñun kat Fallou le maire li ñu waxoon gisuñu monsieur le maire li ñu waxoon ñun gisuñu ko li ñuy xaar mooy suñu centre culturel wala nga indi ci ay mbiru leen amul benn mbuurwaa bu la mën a taxaw wax la ci centre culturel bi lu leer amul dóor nañ ñu fi man agressé nañ ma fi damm sama loxo gaañ ma ci ndigg mais boo si jógee dama continuer ñii nii nga gis fi yëpp agressé nañ leen ñii tëdd ay prison ñii tëdd ay kaso Auchan bi ñii nii yëpp ci Auchan ba la bi ñu immigré Auchan bi ñii ci prison ba la leen fekk am na ñoo xamante ne tëdd nañ ay 7 jours ci prison bi dañu leen mujjee yóbbu tribunal bi jugé leen bàyyi leen bu ñu doon découragé dañ bàyyi li ñuy wax kañ mooy sunu yaay yi ak sunu frères yi ak ñi nga xam ne dañoo am ay soxna ñu comprendre ñu xam ne ñun ci mission lañ nekk te nag am nañ xam-xam kenn duñu nax am nañ fit kenn duñu napp am nañ ngor ba kenn duñu jënd kenn duñu gar incha allah te loolu tey ñu nekk ba keroog ñuy dee. d'accord merci beaucoup Abou tey jii boo xoolee Mbour Justice dafa mel ni ñoom am nañ ginnaaw am nañ doole tey jii suñu doon xool tey est-ce que Mbour Justice amul ñu nekk derrière Mbour Justice sur le plan financier di leen financer. moom par exemple suñu doon wax tey Saliou Samb tey jii parce que gis ci ay rumeurs. bon ñu ngi naan Saliou Samb peut-être nekk na seen ginnaaw leen appuyé tey jii lan ngeen doon mën a expliquer ci loolu parce que mën a comprendre. ok bon li ngay wax ni moom heure bu ñu defee émission moom dinañu ko wax moom vraiment te alhamdulilah dañuy sant yàlla rek parce que ku ci nekk am nga foo ñu étiqueté xëy na 15 juillet bi mu amee Saliou Samb mooy président stade de Mbour en tant que Mbour la ñu mën mooy soutenir ko. yaakaar na dinañu laajal justice fi ñu ko soxlaawee dañ ko war a jege may ko doole ba mu génn si loolu bi ñu defee loolu amoon na ay politiciens ma ñëw tuuti rek amoon na ay politiciens yoo xam campagne la tombé loolu gars yi di campagne mais ñu dañoo jógoon ne benn Mbour waa bu mu campagne te ñoom ñoo ko déclaré woon ñoom ñëpp na ñun arrêté nañ suñu ay campagne mais bi ñu ko defee dañoo gis am ñoo xam ñuy continuer di campagne ñu bind seen tur ñoom ñëpp mais defuñu turu Saliou Samb parce que Saliou Samb toogoon na campagne c'est vrai que moo ko doon diriger mais campagne moment yooyu mais ñu bind seen tur yëpp ñoom gis nañu ci turu Saliou Samb ñooñu dañu wax ñoom Saliou Samb moo nekk suñu ginnaaw mais ñun bi ñu demee ci 15 juillet ba ñu xamante ne Saliou Samb ñun li ñu bëgg jeunesse bourgeoise li ñu bëgg mooy la justice ci 8 morts yooyu Saliou Samb defu ko dañoo jàkkaarloog moom di ko ñàkkanteeg moom problème Auchan bi lu nekk def nañ ko ak Saliou Samb Saliou Samb da doon wax naan Cheikh Issa moo nekk seen ginnaaw boo attaqué maire ne Cheikh Issa moo nekk suñu ginnaaw parce que Cheikh Issa dafa soxla maire bi donc loolu dañ ciy sant yàlla ñun amul foo ñu mën a étiqueté te nag war nañoo mën a respecté doomu aadama bi yow soo amee choix ne man damay def politique yaa xëy di bàyyil ki am choix ne activiste laa bëgg a doon bàyyi ko moom mu continuer ci lancé bu mu nekk Promoville bu mu ñëwee dañuy laaj maire projet bi mu ngi nii kat loo si xalaat mais au moins mu xalaat tali boobu am na ay tali yu ñuy defar boo demee 44 am na benn tali bu fa nekk góor Almeri mais tali boobu am na tali bu ko gën a doon priorité tali bi nga xamante ne moo réer ñaari hôpital yi am na lu ko gën boo gisee suñu t-shirt lañ ci sol nii Macky out lañ ci def comprendre donc loolu moo lay won ne ñun état li mu warloo ak Mbour defu ko loolu moo tax élection yi incha allah dañuy jàmmaarloo ak ñoom lu ñu mën dinañ ko def pour état bañ a gañe fii Mbour xëy na mun nga dugg di nga dugg ci point boobu après mais li ñu gis mooy état bàyyiwul xel Mbour Fallou Sylla dem nañ bureau di waxtaan ak moom comme yi ñuy wax de di ko wax fii amul lii amul xam nga lu ñuy wax mun nañu xaaral ma nettali leen lu ngeen xamuloon Podor va am mouvement bu nekk Mbour bu tudd Mbour va mal mu ne Mbour va mal mu ngi jógee ci Podor va mal Podor va mal Aïssata Tall Sall moo ko créé parce que état defu fa woon dara kon yéen li ngeen war a def mooy attaqué moom Fallou Sylla de le maire mun nañu li ngeen war a def mooy attaqué régime bi fi nekk ñu jàppale parce que defuñu fi dara Fallou Sylla moo wax loolu mais ñun duñ jógee ci loolu dañ cey teg ay le 7 2016 le 7 avril 2016 benn vendredi su ma juum quoi ci buntu mairie bi lañ taxaw def benn point de presse pour di wax naan vidéo yaa ngi fi boo duggee YouTube léegi boo ko tapé di vidéo yaa ngi fi ñu ciy wax naan ñun waa Mbour kañ la ñuy teggi suñu napp bii ñëw rek maa ngi koy wax sama xarit bi maa ngi ko naan Mbour kañ lay teggi nattam parce que Mbour mooy 3e ville économique du Sénégal boo demee Dakar di nga xam ne ah Dakar mérité na nekk première ville boo demee Touba da nga ne ah Touba kan mérité na pour nekk 2e ville mais boo ñëwee Mbour di nga xam ne lu waay di wuyoo niroowu ko Mbour bi ñu ne mooy 3e ville fan lañ ko teg xëy na li muy natt financièrement li Mbour di dugal économiquement li Mbour di dugal ci keesu état foofu lañ nattee na Mbour mooy 3e ville économique du Sénégal mais malgré loolu état lan la defar Mbour donc loolu ça pose problème il faut nag Mbour waay toog xool bul ne man APR laa faral rek c'est vrai bu la neexee faral fu la neex mais war ngaa def taxaw seetlu nga ne ah Macky Sall toog na fi 7 ans lan la defar Mbour donc loolu ñun loolu la ñuy xaar bi fi ñëwee récemment Macky Sall ñëw na fii ci buntu stade bi
ci bi ñu waajal campagne mais le maire jàkkaarloog Macky Sall nan ko bu la bukki tooñee da nga koy dëpp nga dóor gaynde boo rombee nemm lay def dañoo yëpp nan ko fi nga wax foofu xasan ñun waa Mbour li ñuy metti te moom moo ñu waxoon Podor va mal extratal moom moo ko créé kon yéen attaqué état pour état jàppale Mbour mais ñu ngi attaqué état moom mu jàkkaarloog président de la république nga xamante ne Sénégal yëpp moom la ñuy reewi jàkkaarloog moom wax ko seen métti gox parce que moom lañ jox ay milliards pour mu defar gox goxaat yi parce que nag Mbour ci Sénégal la bokk mais bu ñu jàkkaarloo lu ko wax fi nga wax foofoo xasan fi nga teg sa loxo baax na est-ce que ñu loolu la ñu doon xaar ci maire bi ñu gisee loolu ñu ne nag ñun ñii kat ñi ñuy représenté au niveau national motuñu li ñu doon muy Ousmane Tanor Dieng muy Maître Youm mooy ñi nga xamoon ñoo nekk ci département bi di mu boo Mbour te gëmuñu Mbour léegi nag ñun suñu kàddu ñoo koy waxal suñu bopp li ñu bëgg a wax président de la république dañuy jàkkaarloo moom ne ko Mbour kontaanul ci yow jeunesse bi kontaanuñ ci yow da ngay gis booy nekk ci oto yi di wóor di campagne Macky Sall mais na xam ne ñooñu dañee na fay 5000 francs ci nekk journée da ngay am 5000 francs de booy yi nga xam ne liggéey joxoo leen liggéey amuñu dara koo ci woon ne ko 5000 francs ngi nii kaay yi nga jëndee oto bi wër port bi wër nangam mais dañuy togg mais ñun ñi nga xamante ne ànduñoo ma Samba ànduñoo ma dem Mbour moo ñu tax a jóg Mbour dañ ko jël def ko comme suñu yaay ku ko bëgg ñu bëgg la ku ko bañ ñu bañ la noonu lañ ko jàppee te gis nañ le président de la République jàppale Fallou Sylla c'est vrai que amul vision amul xam-xam mënul lu Mbour dara mais le président de la République jàppale wu ko depuis 2016 ñun lañ commencé di wax loolu naan Macky Sall na bàyyi xel Mbour mérité na lu raw lii donc gisuñu dara moo tax nag ñu créé suñu opération tuddee ko Macky Out incha allah dinañ ko gis ñu ngi commencé def ay décentralisation ci quartier yi di def ay visite proximité di waxtaan ak askan di waxtaan ak maire ak paa yi pour ñu xam ne Macky Sall gëmul Mbour. ok sànq am na si sa wax nga wax le benn concept yi wax Macky Out tey jii Macky Out boobu noonu tey jii par exemple concept boobu lan la ak lan mooy objectif bi Macky Out tey pour tey boo doon expliquer tey ñi lay seetaan tey lan nga leen di wax tey concept boobu Macky Out. ok loolu xaw naa ko junj sànq ci biir waxtaan bi xam nga ñun ay Mbour waa lañ mais ay sénégalais lañ Mbour dëkk la mais ci biir Sénégal la nekk kon lépp li nga xamante ne xew na biir Sénégal rek ñun en tant que ay jeunes war nañ ci am taxaw seetlu toog càmbar mbir yi xew parce que ay jeunes lañ te ay citoyens lañ dañoo yor suñu ay carte électeur war a voté ji te am na ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ne même bu ñu nekkul ay membre Mbour si sax ñu ngi ñuy déglu parce que xam nañ ne ñun tekki nañ loolu ci dëkk bi kenn du wax Mbour si tekkiwul dara ci dëkk bi xanaa nga moo li ma wax nga contre ñu wala ñu attaqué série 2 nga riposté mais ku waxalal yàlla kese dañu nga xam ne Mbour si intérêt Mbour rek moo ko tax a jóg mais bu ñu xoolee li xew biir Sénégal am président de la République boo xamante ne suñu moment bi Mbour si la tudd ku wax Macky Sall loo ko gërëmee doo ci boole justice moom xam ñëpp leer na leen ne Macky Sall da koo nappaaje doxalu ci yoon leer na ñi seetaan xam ne Khalifa Sall bu tey àndoon ak Tanor Dieng tey lii ko dal du ko dal leer na Sénégalais yëpp nga wax ko nga ñàkk ko wax xam nga ko Thierno Alassane Sall ministre bi géré woon wàllum pétrole yeeg ñoom seen ñëpp leer nañu ne bu ko Macky Sall waxoon signé lii mu ànd ci jox suñu pétrole bi tubaab bi bu ci d'accordoon kenn du ko génn gouvernement bi de ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne xew na fi yoo xamante ne ñun en tant que ay jeunes war nañoo xam ne non kii est-ce que ki ñu doon seet kii la est-ce que ki ñu waxoon dekkil ngor moom la ñuy gis ba léegi bu ñu xoolee xeetu politique bi ñu gis ñu ànd ak Macky Sall est-ce que Souleymane Ndéné Ndiaye damay tooñ sax di wax Souleymane Ndéné Diop léegi est-ce que moom li mu def dekkil ngor la est-ce que Maître El Hadji Diouf li mu def dekkil ngor la est-ce que Aïssata Tall Sall bi nga xamante ne Sénégalais yi ko estimé woon est-ce que li mu def dekkil ngor la Macky Sall daf ñu doon wax dekkil ngor yaa ngi dégg daf ñu doon wax patrie bi lay jiital avant parti bi gisuñu loolu gis nañ ne njabootam la gën a teg ci par rapport ak sénégalais yi jabaram goroom ay géwélu juddoom ñooñu la gën a jiital te ñun gis xaaruñu woon loolu ci moom beneen bi mooy Mbour waa bu tudd Mamadou Diop dafa joxe bakkanam pour alternance am ci mim réew kooku Mbour waa la ba léegi mu jur fenn li ñu koy jéem a fayee mooy dàmp famille loolu lu baax la parce que ku ñàkk sa doom bu góor soxla nga aussi tamit ku ko dàmp mais li ñu gën a soxla mooy justice stade de Mbour dem na joué ji stade Demba Diop la dem joué ji ak Wakaam ñu am fa 8 morts président de la république ba léegi ñëw ba fi may waxee yow ñëwul Mbour jaale si ci li ñu naqari la bokk président de la république waxoon nañ ko may 3 mois justice dina def li mu war a def pour ñu xam ñi responsable ñi waral suñuy frère dee ba léegi loolu amul Wakaam mu ngi continuer football président fédération bi mu ngi doxal Sayer Seck mi nga xamante ne moo ne président ligue bi mu ngi doxal mais suñuy frères yoo xamante ne dee nañ ak kii la fut kan moo fute ba ñu dee léegi ñun Mbour waaye dañuy toog di civil
loolu bokk na ci tax ñu ne ñun Mbour waaye bu ñu waxalee yàlla rek war nañoo xam ne Macky Sall gëmuñu léegi nag ñun en tant que ay jeunes ñu toog waxtaan suñu biir am na ñoo xam ne ñu ngi suñu biir ñoo xamante ne Macky Sall lañu àndaloon mais dañoo jóg dem ñu waxtaan ak ñoom ne leen ñun kat ginnaaw limal li yëpp gis nañ ne Macky Sall kat gëmul Mbour te ñu ngi laaj depuis 2016 wala depuis 2013 ñu ngi laaj kañ la Mbour di teggi na tam ci li muy participer ci Sénégal élection ñëw na am nañ droit ñun ne ànduñoo ak Sonko ànduñoo ak Idrissa Seck ànduñoo ak Cheikh Issa Sall bu PUR ànduñoo ak Madické Niang wante nag Macky Sall moom boolewuñ ko si 4 candidats yooyu tout sauf Macky Sall ñun la ñu wax en tant que mouvement de jeunes yoo xamante ne ñu ngi Mbour te lépp lu ñu mën pour Macky Sall perte Mbour dinañ ko def incha allah te ñu ngi si liggéey bi bu soow yàlla. D'accord, merci beaucoup moo tax mouvement bi ne Macky out très bien Macky out mooy ne président am na lu bari loo xamante ne daf ko war a def te liggéeyu ko fi nga xamante ne moom mooy département de Mbour tey jii par exemple tey est-ce que le mouvement maanaam Mbour Justice tey par exemple tey parce que am na loo xam ne yu ci bëri nekkul ne président mun na ko def mais nag en tant que jeune en tant que mouvement tamit est-ce que tamit warul ngeen def des actes yoo xamante ne vraiment juste pour wone seen participation ci li nga xamante ne pour le développement du pays est-ce que tey jii bay mën nga ma wax tey ndax Mbour Justice am na ci ay yëngu-yëngu yoo xam ne par exemple tey bu ñu demee tey par exemple ci côté assainissement ou bien yu demee noonu est-ce que tey par exemple tey da ngay gis tey l'environnement ainsi de suite da ngay gis dafay tilim ainsi de suite mbedd yi dañuy salté marché yi est-ce que tey di ngeen di jël par exemple ay volonté yoo xamante ne da ngeen di def li nga xamante ne ni par exemple mooy ay nettoyage ainsi de suite yu mel noonu. wax naa la ko sànq wax naa la ko ci place publique bi danaa def nañ fa def fa ay set setal place bu Mbour bi def nañ fa def fa ay set setal mais ñun lañu war a wax lan ngeen fi def gis nga ki ñëw laaj suñu baat laaj suñu kàddu ñu jox ko oto mu koy jox ko suñu oto mu koy dawal di ko defal suñu essence di ko fay par weer jox ko bureau bu climatisé kooku nga war a laaj kooku lan la defal Mbour ñun ay jeunes lañ dañuy organiser don de sang dañuy def ay dépistage demal hôpital bi nga laaj xale yi moom moo géré wàllum don de sang bi dañoo maye deret ba sonn dañoo def set setal ba tas comprendre nga dañoo bëy ay école ba tas hôpital bu Grand Mbour bi ñu ko mujjee bëy yàggul dara loolu ay acte la yoo xamante ne ñu dañ koy def mais loolu taxuñu jóg de ñun xamuñu tax a jóg ñi fi nekk di dëngal ñu jubal ñun mouvement de contestation lañ yore nëbbuñu ko képp koo xamante ne yaa ngi jubal alhamdulilah mais képp ku fi nekk di jéem a dëngal moom am nga problème ci loolu lañ nekk. D'accord, mais si on conteste tamit il faut faire des actes yoo xamante ne juste pour ñu mën a xam ne kii au moins li muy conteste tamit am na loo xamante ne mu ngi koy def à côté parce que il a le droit maintenant de contester. mais li ma la wax ni defe naa ay acte la. dem hôpital oui je sais def nañ ko duma 2 fois. bu njëkk weeru koor la ca weeru koor. yow 7 heures. dem ci hôpital ba ànd ak ay jeunes ànd ak ay mbàkk yi nga xamante ne moo nekk sereb si bu Mbour ba dem def fa setal nag bu tàng jër ñu woor ñeneen ñaa ngi tëdd seen kër nelaw ñu def ko demaan nañ fa beneen boo xamante ne ay étudiants lañ àndal def ko fa donc loolu ay acte la yoo xamante ne yu baax la don de sang demal hôpitalu Grand Mbour nga laaj leen dañuy jékki-jékki sax woo Mbour Justice ne leen hôpital bi dafa am problème mu sang ñu dajale ay 10 20 quelques personnes ñu dem may ji direct wala ñu organiser benn affaire may direct donc loolu ay acte la donc ak set setal place bi ñaata yoon lañ la wax moom lañ ko set setal def nañ ko une fois mais ñun li ñu gën a jàng la mooy tàggat xel yi defar nit koo xamante ne amul wallahi azim amul benn membre Mbour Justice buy naan benn mbuusu ndox sànni ko ci mbedd bi wallahi laa la wax amul benn membre Mbour Justice buy naan kaas AGTM sànni ko ci mbedd bi ñu loolu lañ soxla boo defaree réew mi bàyyi waa réew mi du sotti. li ma bëggoon a laaj tamit mooy l'arrestation de l'élève Sayar Kébé tey jii lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu sitaan mooy élève yi nga xamante ne nii jotoon nañ ko arrêté ci ay jamono yu yàgg tey jii tey lan nga mën a leeral ci li nga xamante ne moom mooy l'arrestation de l'élève Sayar Kébé tey lan ngay wax ci loolu. waaw loolu moom buñ ciy wax dañuy ànd ak xol bu jeex ak xol bu tooy ak yërmande parce que Sayar jeune la. comme ay jeunes yëpp ñi dem Facebook di dem WhatsApp di def Instagram di dem fépp bu def erreur bu ñu reconnaître ñun en tant que ay Mbour wala en tant que ay jeunes nangu nañu dafa def erreur mais dama naan ñun Mbourwaay yi dañoo dañ koo seetaan bàyyi ko famille bi parce que imam Ndaw bi ñu ko jàppee Ibadou yeeg association yëpp jóg ñaanal ko dañu bàyyi ko Ngaaka Blindé bi ñu ko jàppee rapport yëpp dañoo jóg manko bokk ndey bokk baay ba ñu bàyyi ko Thione Seck pareil keneen ak keneen pareil foo romb ci dëkk bi da nga doon gis ñu daan libéré diw mais ñu ngi toog 4 ans suñu frère jeune boo xamante ne avenir u Mbour la avenir u Sénégal la kan moo ñu wax day nekk président de la République kan moo ñu wax day nekk maire ñu bugg a seetaan ñu ñëpp
avenir am di yàqu nii ku ci nekk war ngaa toog fi nga toog ne man kat bi ñuy jàppee Saer lan laa ci jéem muy man mu yow may seran mooy ku ci nekk donc ñu dañuy ñaan Saer moomu ñu baal ko mais nag ku ci nekk dafa am loo ci war a def est-ce que def nga ko ci bu fekkee da ngaa mel ni man wala da ngaa mel ni ñun de mooy dafa goo ko ci mais c'est le moment parce que instant bii nag jóg nañu waxtaan ak famille bi waxtaan ak ay frères waxtaan ak ñun ñëpp parce que Saer bi ñu ko jàppee ci la yaayam génn àdduna ci ginnaawam maam bu jigéen la dese maam dafa jooy ba desetul ay rongoñ donc ñun en tant que ay jeunes dañuy ñaan képp kuy mburuwaa loo mën même du fekkee def statut ngay def sax def libéré Saer sax doyul de mais def ko mais instant bii ni ñu ngi si nag procédure bi di ci dox bu baax a baax am na suñuy membres yu ñu yebaloon ñu dem seeti ko waxtaan nañoo ak moom am na ci def ay émission télé di ci wax am na comme émission yi ñuy def ni ñu bëri ñu ngi koy di ci wax mais li ñu si bëgg a lancé mooy incha allah lundi bëgg nañoo def benn marche bu mag dugal nañ suñu autorisation te dinañ ci jot bu soobee yàlla vendredi donc lundi ñu ngi woo mburuwaa yëpp ñu ñëw ci marche boobu balaa loolu aussi samedi am na benn réunion bu mag bu ñuy def këram Saer dañ koy defee ñu woo waa ginnaaw raay yi nga xam ne ñoo fa dëkk parce que ñoom ñoo dëkk ak Saer seen boole seen raq la donc waa ginnaaw raay laay jëkk a woo nañ ñëw jàppale Saer mu ngi dëkk station Shell boo ñu ba ci station Shell bi rek foo laajte que ñoom Saer teewee dinañ la mu ngi ne di nga gis benn étage bu nekk foofu dinañ la mu ngi ne kon ñu ngi woo mburuwaa yëpp la 11 ñu ñëw ci marché bi surtout élèves yi laay woo li ma lim sànq rappeurs yi ñu ngi jàppale ñii imam yi ñu ngi jàppale imam Ndaw rappeurs yi ñu ngi jàppale ngaa xam ne élèves yi Saer lycée Demba Diop lañ ko fekk jàpp ko lycée Demba Diop kon waa lycée ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen def le tout ngeen ñëw jàpp si affaire yi pour Saer jóge foofu mu nekk parce que xam ne Saer foofu mu nekk du place am mais place Saer moo ci école yi. D'accord merci beaucoup je crois que point boobu leer na tamit bon tey jii lan ngeen di xaar tey par exemple tey ci le président de la République pour la libération de Saer lan na ci mouvement bi di kii pour le président pour sa libération. mais ñaan rek ñaan lañ mën parce que kaawu Saer moom mënuñ ci lu dul ñaan donc ñu ngi ñaan président de la République ñu ngi ñaan ministre bi nga xamante ne moo géré wàllum yoon ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ngi sukk suñu ñaari oom daal. di ñaan ñu bàyyil ñu sunu Saer parce que vraiment soxla nañ ko te waa këram aussi soxla nañ ko boo gisee boo demee ba jàkkaarloog maamam sa xol day jeex taax wallahi azim boo gisee maamam doo bëgg ci àdduna dara te maamam moo ko doon caaf la doon jaay mais moo ko doon jëlal ay big di ko jàngal Saer du nekkul liñ koy jiñ quoi xale la dafa def erreur mais stade Mbour Ouakam bi ñu amee 8 morts am na benn jeune bu dem ci Facebook bi ne waa Mbour gisagu leen dara sax waa Ouakam la ñu ne mooy mais dañ koo dem jàpp tëj ko mais dañ ko bàyyi waa Ouakam dañoo yëngal gars yi bàyyi ko kon Mbour waaye vraiment bu ñu ñàkk fayda 8 morts yooyu bu mu amee Mbour xoolal berey almel sax tàkku fi taalu ñu fi dara te ñun Mbour justice Saliou Samb duñ ko weddi bokk nañ ci ñi tax Mbour yëngatuwul bokk nañ ci ñi tax Mbour tàkkul jour boobu te li wane yeneen dëkk yi def ñun mën nañ ko de Saint-Louis benn nit moo fa wàcc la fa moo am problème ak naar yi moo fa génn àdduna Macky Sall dafa dem ba foofu jaale leen Saint-Louis ñun 8 morts lañ am te Mbour yëngatuwul ba léegi mais li waa Saint-Louis di def étudiants yi di ko def ñun waa Mbour mën nañ ko de mais fu mu toll nii dañoo toll si ñaan dañuy ñaan njëkk pour ñu baalal ñu Saer mais xëy na nag bu ñu eggee feneen nag mën nañoo def leneen mais fii may wax ak yow nii moom dañuy ñaan pour ñu baal suñu frère Saer bi ñu ñëwaat këram delluwaat ci école yi. waaw ci leneen boobu laa bëgg a ñëwaat leneen boo noonu ndax tey Mbour justice bu loolu kii yow dafa am beneen plan d'action bu dul loolu wala parce que nee nga leneen. xam nga plan d'action moom kenn du ko wax li ñu mën nee naa la fi ñu toll nii mooy dañuy ñaan ñu baalal ñu Saer parce que foofu mu nekk jàpp nañu du place am buñ tollaatee ci def leneen dinañ ñëwaat fii waaye dis ne leen ñun lii lañ bëgg a def incha allah. D'accord voilà je crois que loolu leer na tey jii ñi ngi dem ci li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle tey jii lan mooy taxawaayu li nga xamante ne moom mooy Mbour justice parce que bientôt li ñuy wax les élections présidentielles lan mooy seen taxawaay. suñu taxawaay daal mooy dinañ def lépp lu ñu mën pour Macky Sall moom gañ a Mbour te ñu ngi si incha allah bàyyiwuñu fenn ñu ngi dem di waxtaan ak jeunes yi ñu ngi dem ci association yi di waxtaan ak ñoom lancé nañ ko daal Mbour daal Macky out incha allah. D'accord Macky out léegi tey par exemple tey est-ce que mën ngeen ñu wax wala ngeen xamal ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay seetaan ndax Mbour justice tey am na benn candidat boo xamante ne nii moom la fas yéene jàppale ci les élections présidentielles. non Mbour justice amul candidat te du am candidat tey du ko am suba en tout cas daal 5 candidats taxaw na ñun nee nañ tout sauf Macky Sall te li ko waral mooy Macky Sall lañ dénkoon Sénégal mun nañu 5 ans laay def 7 ans mun nañu gouvernement bu 25 ministres laay teg presque plus de 39 ministres ak
nu muy nappaaje justice bi wax naa ko sànq loolu moo bokk na si ñun li ñu naqari ak manque de respect bi mu jox Mbour waaye loolu bokk na li nga xamante ne naqari nañu mais nag ànduñoo ko ma Samba ànduñoo ko ma Demba ku ci nekk am nga droit voter ku la neex mais ñun waa Mbour justice lépp lu ñu mën dinañ ko def ba Mbour waaye ba bu dee Macky Sall day gañ Macky Sall bu fi jógee ki fi ñëw tamit bu def lu ko war rek ñu jëlee waat ko fi problème bi loolu la parce que nit ki soo ko xasee waxal li ñuy des mooy di ko fàttali rek di ko fàttali di bañ a noppi parce que ñun Sénégalais souvent dañuy fal rek fàtte boo falee nit ki mooy sa maire muy sa président de la république doo ko topp mais dafa war a am suivi topp ko lu mu diggee woon parce que léegi mais boo xoolee ñu transhumé yëpp dem ci Macky Sall bu mu ko lay ku ci nekk dañ la koo tegalaatal yaa barki de boo ñëwee foo ko Macky Sall baaxul xamul dara tey nga ne Macky Sall moo fi gën mais ana Sénégal ana ngor bi nekkoon ci Sénégalais yi ñoom Bour Sine dañu doon wax benn kàddu du deñ Serigne Touba da doon wax benn kàddu du deñ moom Alaaji Maalik da doon wax benn kàddu du deñ ak ñeneen ak ñeneen loolu moo tax ñu doon jàmmarloog tubaab bi de bu fekkoon lu ñu wax bu subaa ñu jóge si tubaab bi sonal Serigne Touba yóbbu ko plus de 7 ans ci àll bi parce que da doon sàmm ngor da doon sàmm dignité da doon sàmm kàddu lu mu wax du deñ mais bu ñu amee kilifa yoo xam ne lu ñu wax duñ ko def loolu la di woon heure boo defee loolu élection bu ñëwee ñu woon la ne yaa fi waxoon lii jóge fi keneen ñëw ku fi jógee sa waay mën na laa remplacer donc loolu ñun ci lancé dañ ne gëm nañ ne daal yàlla rek lañ mënta remplacer Macky Sall su fi jógee tamit kenn ku fi toog mën nga ko fee remplacer 50 ans yi ku ci nekk mën nga ko cee remplacer. waaw jërëjëf parce que boo xoolee tamit 5 candidats la ñu am mun nañu sax dañuy wax 4 parce que Macky Sall par exemple tey jii mun nañu ne les 4 candidats par exemple tey jii est-ce que tey mun ngeen ñu wax tey maanaam ci jàngat par exemple si seen doxalin par exemple seen programme ndax ñii nii war nañ mën a diriger réew mi ou pas parce que tey boo xoolee ku ci nekk ci ñoom mus nga nekk ci li nga xamante ne moom mooy le gouvernement te nit ñi dañu doon contesté tey jii ñoom ñoo ñëw présenté waat juste pour mën a nekkaat ci li nga xamante ne moom mooy bopp réew mi est-ce que ñooñu tey jii duñu andil tey ay jafe-jafe amul tey benn gis-gis boo xamante ne waa Mbour gis-gis mun nañu wax ci loolu quoi. amul kenn koo xamante ne jomb nga nekk président de la république comme que Macky Sall moo jógee Fatick ñëw nekk président de la république Idrissa Seck mun naa jóge Thiès nekk président de la république Sonko mun naa jóge fu mu jógee ñoo nekk président Madické Niang noonu Issa Sall Pur noonu donc fii daal li ma la wax léegi rek yàlla rek lañ mënta remplacer ku fi nekk mun nga mu boo fi jógee sa morom nekk fi amul ma dem dañoo de affaire bi moom àdduna moo tëddee noonu à chaque fois am na ñu doon xeex dem pour Abdoulaye Wade jóge fi tey jii ñu ngi xeex pour Macky Sall jóge fi puisque day am mbir yoo xamante ne da koo diggee ak yow te defu ko ñun li ñu bëgg daal mooy ku yor réew mi koo xamante ne am na yërmande am na xam-xam te waxaru dëgg la te ragal na yàlla ñun loolu lañ soxla mënoo koo gis nag parce que nit ki moom ci kàddoom rek nga ko mën a jugé candidat yi ku nekk ñu ngi wax parce que ñun bëggu ñëw tënk waa Mbour justice ak jeunes yi ku ci nekk am nga choix xam nga soo ko nekk votel kii rek xëy na dafay ñàkk choix mais am nga droit éliminer kenn ki def ko croix ne ko cadre nag tànn ku la neex te cadre yooyu ku ci nekk mën ngaa diriger Sénégal ku ci nekk nag koo ci wax rek ma ne la mun naa diriger Sénégal. d'accord merci beaucoup Abdou je crois que ne loolu leer na ñëpp ñi gistaan tamit dégg ñoom ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo donc tey jii ban message ngay lancer li nga xamante ne moom mooy la population de Mbour ak nga profité waale si tàggatoo tamit. waaw bon ñu ngi remercier waa Y10 vraiment suñu ay jeunes frères lañ yoo xamante ne liggéey moo leen tax a jox ñu ngi liggéey. xam naa du ñaax sax léegi gars yi ne di woon nekk seen ginnaaw parce que moom gars yi bëgguñu gis jeune buy liggéey moom bëgguñu ko gis moom yow kay nekkal seen ginnaaw di leen tàccul mais fekk yaa ngi liggéey moom léegi ngeen dégg ne di woon nekk seen ginnaaw bu leen sonn sax bon ba leen di wax ngeen gën a góorgóorlu rek yàlla moom benn yàlla moo fi nekk pour ñëpp ku góorgóorlu rek yàlla jàppale la di jox gars yi rendez-vous samedi incha allah réunion bu ñu def Kër Sayer pour jàppale ko génne ko prison bi mu nekk beneen bi mooy le 11 incha allah ñu ngi jox rendez-vous Mbour waa yëpp station Shell ñu tase fa def benn marche pour ñaan justice Sénégal ñaan président de la république mu baal Sayer jëlee ko fu mu nekk parce que Sayer jàpp nañ ne foofu mu nekk du place am encore une fois di gërëm Mbour waa yëpp di leen wax ne képp ku gëm Mbour justice rek képp kuy jeune dëkk Mbour rek ñu ngi lay ñaan nga bañ a voter Macky Sall pour ko ne waa Mbour kontaan nañu ci yow jaajëf. d'accord merci beaucoup Abou je crois que ne wax ci leer na li ñuy seetaan je crois que ne dégg nañ li nga wax donc comme ni ñu ko waxee l'émission tire à sa fin. mu nekkoon plateau spécial boo xamante ne nii waa Y10 Vision ñoom ñoo ko doon def
ñu dalaloon fi tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Widish comment ñu dalaloon fi tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Mbour Justice doon waxtaanee lépp li nga xamante ne moom moo aju ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi nekk fi yi nga xamante ne mooy département Mbour bi donc di leen jaajëfal ci wuyu si bi nga xam ne ñoom lañu wuyu ñoom lañ ñu wuyu si donc di leen jaajëfal vraiment di leen encouragé ci yi nga xamante ne moom mooy seen combat bi ñuy mëne donc di leen jox di daje ci ay fan yu néew ci seen beneen plateau ak waa Widish Vision